rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV mbokk yi da leen jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na si nag mbaaru fëgg jaay bu marché central bu Kaolack jaaykat ya fa tàmbaliwaat liggéey bi juróomi weer nag gannaaw lakk gi nga xamante ne moom moo fa amoon foofee nag ca marché ba juróom-ñett fukki million ci suñuy koppar nag lañ ci dugal ngir rek yeesalaat bërëb ba jaaykat ya ña ngay rafetlu li ni mel ndax tàmbaliwaat nañu seen liggéey daan ci ànd ak suñu ndaw ba ñu teewal ca Kaolack. Adama Sarr daañu àddu itam ci xibaar yi lu soxal wàllub napp gi ak géej gi nga xam ne jamono ji dafa daal di yëngu nappkat yi nag ñoom ami jafe-jafe gannaaw nag jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañ doon jànkonteel ndax mbas mile di mbasum coronavirus ñàkk dem géej gi nag ñëw yokk nag ci xar mi karaw jafe-jafe ya ñuy dund daañu ko becc ci biir reportage bu Ñima Sadio ci biir xibaar yi itam daañu àddu ci tàggat yaram football tournoi qualificatif CAN U17 Sénégal daan Gambie ñeenti bal ci ñaar ñeel zone UFOA jongante bi nag ñu amal ko tey ji nag ci ngoon te stade Lat Dior bu Thiès yemook aljuma juróomi fan ci weeruk février atum 2021 mbokk yi bisimila ci xibaaru marax yi. ok xibaar yi dañu koy dooree ca Soumbédioune ak nappkat ya fa jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel jamono ji ak géej gi nga xamante ne dafa yëngu ba nag nappkat yi mënuñoo amal seen liggéey ñoom nag ña ngay xamle lañ doon jànkonteel ndax mbas mi lee di mbasuma coronavirus ak dogal yi nga xamante ne kilifa yu Sénégal jël nañ ko jëm ci état d'urgence ak couvre-feu li nga xam ne nag moo di jafe-jafe yi jëm ci wàllub géej gu yëngu gi ñëw nekk daal di yokk nag ci xar mi karaw yooyu la jafe-jafe nag ñu ko dénk suñu reporter Ñima Sadio. ay gaal yu teer ay nappkat yuy defar seen bërëbu liggéeykaay loolu bokk na ci li ñu gën a nemmeeku ci bërëb bii di Soumbédioune ñenn ci mool yi ñu ngay waajal dem géej ñeneen ñi di jéem a soppi xar kanamu bërëb bi ndax ngelaw mi am fan yi ak ul bi. dañuy toog dañuy déglu météo suñu nee géej gi dafay am ul wala mu ne géej gi dafay ngelaw ba demuñu suñu wàccee tefes bu ñu gisee mu salte rek kenn mooy commencé bu kenn commencé rek ñëpp fekk si ko si comme que déggoon nañ semaine bee day am ay uul bi moo tax mbalit bi teer nii léegi ñu ne ñu samedi diggante vendredi ba samedi dimanche am na ngelaw bu métti bu war a ñëw léegi nag ñun ñu ngi préparé comme que liggéey ñu defuñu dara léegi ñu ñëw fii pour nettoyer tefes bi. saa yu géej gi naqaree couleuru drapeau bi bokk na ci li tax ñu xàmmee ko ndax xonkaayam ba mool yi dañ siy profito ngir seetal fi ñuy liggéeyee. waaw à chaque fois daal bu ñu amee yenn temps yu mel nii mënuñu dem géej dañuy jékki-jékki rek xëy ndekki ba pare taxaw si xool su saltee ñu bale comprendre su amee lu ñu war a defaraat ñu defaraat ko si noonu lañ koy jàppoo keneen nag bu ñëwee fekk ñu si ñu ànd ak moom liggéey bi parce que ñun fii rek lañ am waaw comme que ñun fii mooy suñu lekkukaay suñu ndab la dañ ko war a raxas ba mu set loolu moom lañ ci nekk te soxla nañ ci aussi tamit jàppale. seetal bërëb nekk na lu jafe ndax ñaari canal yi ñu sekk. mais plage bi di salté nii parce que xam ñaari canal yu ñu seex canal Fann moo ñu seex ak canal Gueule Tapée canal bi di dugal salté bi nekk Dakar yëpp ut nañu wàllu fu nekk wax nañ ko état bi wax nañ ko maire yi pour ñaari canal yi ñu defal ñu ko ay grillage pour salté bi nekk bi Dakar bi sottee ko fii bañ a ndox mi génn salté bi day yem Soumbédioune warul salté parce que Soumbédioune plage boo xam ne international fii boo fi ñëwee 3 heures gaal ni ñu bëree boo fi ñëwee 3 heures ay milliers de personnes ñoo fi ñëw dañu ut si jën. géej gi ni mu mel fan yi tax na ba association jàppal ma jàpp taxaw ne dañuy defaraat seen bërëbu liggéeykaay ndax mu set ak mbas mi nga xam ne wàññi na seen liggéey bu baax ndax client yi fay ñëw bëreetuñu. Ñima Sadio mbas moomee sax la ñuy waxtaanee tolluwaay bi ci réewuk Sénégal bésub tey nag ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci doomi aadama ñoom ñoo génn amee coronavirus ci test bi nga xamante ne amal nañ ko ci ñaari junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn doomi aadama nag moo ci cas importé maanaam que bawoo bi ci réew jaaree ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo ci cas communautaire ña xamul fa ñu jotee ci mbas mi ñaar téeméer ak juróom
juróom-benn fukk ak juróom wér nañu ci coronavirus juróom fukk ak ñett ñoom nag ay cas grave lañu maanaam ñu ngi ci sauvetage juróom-ñaar doomi aadama ñoo ci daal di génn àdduna ba supp démb yemook alxamis ñeenti fan ci weeru février atum 2021 mbas mile ak matukaay yi nga xamante ne nag ay digle lañu bawoo ci kër docteur ca université Cheikh Anta Diop Ndakaaru kon nag collectif bi nga xam ne moom mooy collectif des amicales des étudiants foofee nag ñoo daal di amal ab liggéey daal di cay lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñooy kilifa ya rawatina ñu nekk ci rectorat ba fa ngir rek daal di taxawu ñi nga xam ne ñoo di ndongo yi ngir ñu daal di leen jàppale jëm rek ci matukaay yi lu ci mel ni masque ak gel hydroalcoolique ngir ñu mën a fàggandiku ci bile mbas di basum coronavirus li ni mel nag ñu jàpp ko ci diirug ñaari fan aljuma tey lañu ko daal di tàmbali ba ëllëg nag ci gaaw gi tàmbali gi teewoon na fa abute di sawa ñu door ko ci àjjuma ji sensibilisation yi dina woy ëllëg ci dëkkuwaayu ndongo yi laata ñu koy yaatal ci lycée yi ay marché ak i daara. xam nañu feebar bi yegg si na université lépp lu ñu mënta wax mu ngi ci biir université bi donc loolu moo tax tey ñu ne dañuy jóg dem ci campus pédagogique bi sensibiliser suñuy mbokk ñu xam ni te ku nekk dafa war a responsable ci ay actom comme ça ñu mun ko fi génnee pour de bon. université moom mission am du jàngale rek ak di gëstu certes ñaari mission yooyu ñooy lu ñu wax mission régalienne loolu mooy vraiment suñu sas mais en plus de ça c'est que ñun aussi dañu bokk ci communauté bi donc communauté bi bu demee ba jànkonte ay problème dañu war a jóg aussi ñu wone vraiment suñu contribution dem jéem a waxtaan ak nit ñi xam leen ne feebar bi lu am la et puis dañ ko war a moytu. c'est université ñi fiy nekk ay jeunes lañu mais war nañu comprendre même bu fekkee ay jeunes lañu war nañu moytu maladie bi parce que bu ñu moytu maladie bi dañuy jàppale aussi seen parents yi. dañu war a moytu di am maladie bi dem di leen ko jox. joxe ay jumtukaay ngir xeex mbas mi moo gën a fës ci li nu sumb. activité yi tey mooy dox ci biir campus pédagogique bi joxe ay masques joxe ay gel et aussi joxe ay flyers comme ça ku nekk dina xam ban tànk la war a teg wala lan la war a def pour ensemble ñun ñëpp mun a xeex feebar boobu. suba aussi dinañ dem assurer sensibilisation bi ci campus social bi. soobub ñooñ université di feddali ne taxawaayu daara ju kawe ji yemul rek ci jàngale ak a gëstu waaye jàppale askan wi ci seeni tolof-tolof bokk na ci. Abou Teddy Sow groupe Bolloré ak liggéeykat yi nga xamante ne ay liggéeykat yu Necotrans lañu ñu daal di leen dàkk ci seen bërëb liggéeyukaay lim gi nag toll ci juróom fukk ak juróom-ñaari doomi aadama ñoom nag ñu mun cee limaal itam lu toll ci juróomi délégué personnel ñoom ñooñee nag daal nañoo yëglu ci kanamu askan wi ne nag ci syndicat bi nga xamante ne moom moo ëmb auxiliaire yu jëm ci wàllub dem beek dikk bi fii ci réew Sénégal ne nag daañu kalaame li ni mel ci kanamu yoon lépp nag ngir ñu jox leen dëgg ci sa kanamu ñi nga xamante ne ñoo di seeni ay njaatige loole nag ñu ngi ko dénk Mamadou Lamine Fatija. dara doxatul ci diggante liggéeykat yu nekk Necotrans ak seeni kër gile di Bolloré juróom fukk ak juróomi ñaari nit yi nga xam ne ñoo fa doon liggéeyee fu mu toll nii dañ leen dàq suñu sukkandikoo ci secrétaire général bu syndicat national di auxiliaire transport bu Sénégal. war nañ toll ci juróom-ñeent wala juróom-ñetti entité xanaa nag su jafe-jafe amee groupe yëpp am jafe-jafe parce que kii ci groupe bi la bokk nit fekkante ne da nga am loxo am tànk am bopp am leneen soo sa loxo di métti ñu ne loxo bi dañ koy dagg xanaa dañ ko faj sax ba xam dina wér wala du wér waaye jékki-jékki rek ne loxo bi moom bëggatuñ ko gis dañ koy dindi c'est parce que loxo boobu daf ko ñorutoon ndax su ko ñoroon la liggéeykat yi bëggoon ca tàmbali ba kon dina def loolu mooy mu libéré leen kenn koy fay la ay droit nga dem mais daf leen a téye ba jariñoo seen xam-xam jël seen patrimoine jël seen ay clients xam ne portefeuille clientèle ci milieu maritime trésor la du ay caaxaan ba pare bëgg leen a ñaanal ñu dem maanaam licencier leen ko wax dëgg yàlla loolu moom lu nu métti la lu nu naqari la te bëgg nañ nag képp kuy bonne volonté wala képp koo xamante ne responsable nga ci dëkk bi nga sol sa dàll dox si ngir solution am. si ñoom lu ñu xamul ak njuuj njaaj bu si ne ñenn sax ci ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee ñu ngi leen di waaj a dàkk suñu sukkandikoo ba tey jile ci Mor Diop. ñuy dund lu tiis di dund lu métti trop
ndaxte ñun mënunoo comprendre lu tollook 62 liggéeykat fi mu nekk 57 yi dàq na leen ba noppi ndax jot nañ seen lettre de licenciement mu des 5 délégués du personnel yu nga xamante nii dañuy demander seen autorisation au niveau de l'inspection lu nekk ci wàllu yoon nag ñun duñ ci wax dañuy bàyyi ba yoon def liggéeyam ba noppi lu ñuy soog a àddu ñu àddu ca loola. ngir ñoom ñu am lu ñu bëgg syndicat bi ne moom dina dem fu mbaxane doonee benn. li ñu gën a métti mooy biñ tàmbalee ak léegi gisuñ benn autorité boo xamante ni wax dëgg yàlla sol na daal wala def bons offices allant dans ce sens. ñoom ay woote yu ñu def ak i bind yu ñu def kilifa yi ba tey jile ñi nga xam ne ñooy liggéeyee Necotrans seen mbir kenn taxawu ci. tey jile ñooñu le di liggéeykatu Necotrans yooyu le lu ñu bëgg rek mooy fu mbaxana doonee benn wax seeni mbir mi le rawatina ñu ngi woo njiitum réew mi mu wax ci mbir mi le. Mamadou Lamine Fati ñu wax ci xibaar bi nga xamante ne nag daal dina ñoo ko gis ci ndorteelu ayu bés bi di chauffeur bi nga xamante ne da doon dawal oto ba nag ab malaise jaaree fa nag faatu loole nag may rédaction bu ITV daal di amal taxaw seetlu ci lu jëm ci wérgu yaram ñi nga xamante ne ñoo di chauffeur si ndax ñoom nag bàyyi nañu xel bu baax ci boobu le pàcc ndax am nañ ci taxaw gu war rek ngir rek daal di leen dimbali jëm ci wàllub wérgu yaram gi chauffeur yi nag ñoom ci seen bopp daal nañoo àddu ci reportage bu Youssouf Konté. ci buntu maison du parti ca Colobane ay ndaamaar yu bari taxaw ndax ay embouteillage taximaan bi di xam ne ni ki caaxaanewul wér-gi-yaramam. fu ma toll fu nekk damay seet sama wér-gi-yaram parce que liggéey bi dafa nekk liggéey boo xamante ne bi dafa metti te nit ku nekk war nga di seet sa bopp parce que jàngoro yi bari na. deuxièmement liggéey bi dafa metti man dama am sama médecin boo xamante ne bii chaque 15 jours ma dem ca mu seetama sama yaram quoi non man du ma soxalee benn jàngoro lu ma sentir sama yaram dem naa sama médecin waaw ordonnance bu jaroon 100 000 francs ma jënd ko parce que man dama fonk sama bopp. ñu daw wutali beneen bërëb ci Ndakaaru garage Bignona fii ay doomi aadama yu bari ñëw wutali seen dëkk ya. Mbay dawalkat bus la. moom itam mu ngi ñuy xam ne ni kii wér-gi-yaramam moo ko ëppal solo. safar amul coono ñun bu ñu départ fii kër Arib ak kër Arib la ñuy fanaan bu ñu jógee kër Arib benn safar mooy dawal safar du lekk lu naqari safar ginaar lay reere ginaar lay añee wala mu añam soow toog noppalu dal safar amul leen lu naqari lu am ci mu safar tout lu neex la. keneen ki ñu seen nekkoon dawalkat tey mu bokk ci kilifay garage bi mu nekk itam transporteur. mu ngi xam ne ni kii boo gisee wér-gu-yaram ñu bëri sooxe tey ci dawalkat yi dafa fekk ni liggéey bu ñu leen di teg la ñu attanul. tey man dawalatuma mais man bu may dawal saa yi ma yore oto dawal ko 1 mois 2 mois damay jox beneen oto bi ne xal sax keneen bu nekk loo xam ne dama feebar damay dem seeti sama mbokk mais léegi chauffeur yi bëri ma gis nii xamuñu hôpital xam lan la ñu xam dawal ba tëdd dee dawal ba tëdd mënut dem loolu moo ko tax dem hôpital mais rek loolu du ñu hôpital dañ leen teg bëgg nañu oto bu nekk chauffeur bi nga def ñaari aller-retour par semaine. loolu la ñu borom oto ñoom boo yoree oto bu ñu la joxee oto nga daw une semaine bu ne nga def benn yoon boo ñëwee ngi jël oto bi yow liggéeyuloo sama romi deux fois lañ def par semaine loolu la ñuy def parce que ñoom utuñu ku leen samal matériel xaalis la ñuy soxla. fan yi ñu génn nemmeeku nañ ni am na ay sénégalais yu bari nga xam ne dañuy dox di daanu te sax dañ ciy ñàkkaale seen bakkan dawalkat yi itam muccuñu ci loolu nag war leen a tiital itam. ñi ñuy yóbbu. Youssouf Konté Ali Aïdar moom mooy njiital agence bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllub saxal garab waaye itam grande muraille verte fii ci réew ka Sénégal moom Ali Aïdar wërngal bi nga xamante ne moom lay amal ci biir réew mi gannaaw bët saalumu réew ka Sénégal moom Ali Aïdar mi ngi woon fële ca Kaolack rawatina ca camp bi nga xamante ne moo di camp militaire Sémou Djimit moom Ali Aïdar nag xamle jamono ji nag mi ngay sukkandiku ci ñii di takk der yi militaires yi rawatina ngir rek ñu taxaw ko ci liggéey bi nga xamante ne moom la sumb ba lépp mën a antu ñu teewlu ko Ali Aïdar ci micro Adama Sarr. waaw dañu am kontaante trop bi ñu ñëwee fii Kaolack ci camp militaire bi di jëmbat garab ñu def fi ay allées cocotiers indi fi lu toll ni juróomi téeméeri garab waaye dinañ ko yokk bu ñu jëmbatee yi rek dañu bañ mu bëri fii dañ ko indi par lot mais dañu bëgg fépp Sénégal fépp fu am camp militaire ñu jëmbat fa
comme ça ñi ngi jëmbat sax ci Saint-Louis Thiès tey ñi ngi fii Kaolack vraiment dañu bëgg daal ñëpp jóg ànd ak ñu jëmbat Sénégal naat li tax ñu tàmm leen parce que ñoom dañu gis seen rigueur dañu gis seen taxawaay ñoom seen rigueur ñoom bu ñuy dox dara dañ koy dox ba mu mat ñu ne nag nañu ànd ak ñoom ñu jàppale ñu tamit pour que camp yi bu ñu naatee nit ci gis ko xëy na ñeneen dinañ bëgg seen camp naat jàkk yi naat église yi naat école yi naat. Ali Aïdar moom nag moo ngi woon ca camp militaire Sémou Djimit ca Kaolack gannaaw camp militaire ba nag dañuy desandi foofe nag ca Kaolack waxtaane nag marché bi nga xamante ne moo di marché Fëgg Jaay foofe nag ca Kaolack ñu dippee koko gannaaw nag lakk bi nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko fa ca marché central ba fa juróomi weer nag gannaaw gi liggéeykat ya tàmbaliwaat nañu liggéey bi ñoom nag la ñu xamle moo di lu yemook juróom-ñetti fukki milliards ci suñuy koppar million ci suñuy koppar lañu daal di dugal ci bërëb ba ngir rek yeesalaat ko yenn nag bawoo ci ay kilifa rawatina nag kilifa yu réew ka Sénégal ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite ak gox ba ñoom nag ña ngay rafetlu bi la liggéey reportage bu Adama Sarr. gannaaw ay weer yi nga xamee ne mbaaru Fëgg Jaay nekk ci marché central bu Kaolack lakkoon na ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo di jaaykat yi daal di nañu dellu si waat ci seeni bërëbu liggéeyukaay ki nga xamee ne nag moo di Lamine Dia jàpp ne li ko yombal moo di ndimbal yi nga xamee ne kilifa yi daal dinañ leen ko jox. lakkee métti woon na mais yàlla def na sutura autorité yi li nga xamante ni mooy premier pas amoon na benn ndimbal bu président de la république dégagé woon bu tolloon ci 50 millions ñu séddale ko ci marché bi. après aussi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi bonne volonté yi ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi ku ci nekk indi ngoon nga sa ndimbal. yooyu yëpp ñu séddale ko commerçant yi ñu commencé ci doxal seeni activité Abdou Fattah Dramé moom dey place am daanaka lépp a jeexoon ci lakk googule tey jii nag mu ngi sant yàlla bu baax. waaw bari na parce que place bi dara génnul en plus waaw ñëpp parce que boo xoolee fii kenn génnalewul man laata may ñëw fii susu ay tombé ak suma place mooy loon ak instant bi am na différence bu baax c'est ça. lu aju nag ci modernisation marché central bi ñu bëri ànduñu ci. bokk na ca bile jaaykat. man ne li sama xalaat ci marché bi mooy bam lakkee borom réew mi def na ci lam ci war a def yónnee nañu xaalis taxaw nañu ñi fi nekk it ku ne def na ci sa participer ba ñun ñëpp defaraat nañ marché bi boo ci duggee danga naan beneen marché la kon borom kër a fi ne te mënuñoo toog de xaar ne dañuy tabaxaat. marché central bu Kaolack li muy faral di lakk bari na. li nga xamee ne nag moo jëm ci defaraat ko ba mu méngoo ak jamono loolu la nag ñu bari dal mel nañu ànduñu ci. Adama Sarr ci jamono jooju nag sagara ngay xeeña ca SNHLM ndax nag ab immeuble boo xamante ne moom la ñu bëgg a tabax ci daluwaayu boobule këru liggéeyukaay di SNHLM boobule immeuble nag di R+14 loole nag waral ñi nga xamante ne nag ñoo di syndicat yi ak syndicaliste yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite boobule këru liggéeyukaay nag ñoom déggootuñu rawatina nag ci boobule mbir syndicaliste yi nag ñoom nee nañ duñu ci daal ndax ci boobule liggéey ànduñ ci waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite boobule kër ñoom nag ña ngay dalal xel yi rawatina nag njiit la Dija Mamadou Diagne Simbang moom nag moo yëkkati ay kàddu ci seen émission Kennu Askan Wi ak El Hadj Malick Cissé ñu teewlu ay kàddu. SNHLM yàlla mi ngi dogal maa ngi fa ñëw octobre 2019 si mbaaxu président de la république mun naa ñëw foofu fekk kër boo xamante ni def na lu bari ci Sénégal ndax ñu bari tey jii fexe na ba ñu am dëkkuwaay ci anam yoo xamante ni anam yomb la. njëriñu complexe immobilier bi mooy. oui tey jii SNHLM bu weer deewee. des fois dañuy def découvert pour mën a fay salaire. su ñu amee sa complexe immobilier si montage bi ñun ni ñu ko defee parce que partenaires yi yor seen i xaalis di wër. projet bari nañu su ñu ñëwee ñun ni ñu koy monter SNHLM du ci dépenser 1 franc. ils vont nous faire 3 ou 4 tours R+14 R+15 siège bi du bouger. siège bi foofu lay des on peut utiliser benn 10 étages wala yooyu parce que on a 3 façades loolu chance la donc on s'est dit façade bële mën nañ fa def immeuble yoo xam ne ay bureau rek lay doon SNHLM mën na am benn entrée boo xam ne du ko bokkal kenn mu am lu ma 10 étages yoo xam ne siège yu SNHLM moo fay nekk la ca des l'expérience a démontré que SNHLM soxla na tey jii ay immeuble de rapport yoo xamante ni weer bu dee ñu am lu ñu dugal pour faire face aux dépenses courantes et incompressibles
dont les salaires léegi bu ñu amee benn partenaire boo xam ne am na ay milliards am ñëw ni fii day étude bi ngeen def wane na ni su ngeen ko fi defaree dina rentable ci yéen dina rentable ci ñun ñëw tabaxal ñu fa ñett wala ñeenti tour R+14 R+15 yoo xamante ni ñun dañuy jël une partie def ko suñu siège li ci des moom ñu nag moom ñu séddoo les recettes weer bu dee mu dugalal ñu ay millions yoo xam ne dinañ ci mën a fay suñuy salaire defe naa ni projet bu baax la. Mamadou Diagne Sy Mbengue moom moo nekkoon ganuk kii di El Hadj Malick Cissé ci seen émission Kennu Askan Wi ñu doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku jamono ji ci biir SNHLM waxtaanee ba tey wàllub dëkkuwaay yi rawatina nag jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee yooyu lee kër gannaaw kàddu yi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall yëkkati na ko ci conseil des ministres ci àllarba barki démb kon nag di sàkku nag ñu saytuwaat liggéey yi nga xamante ne moo ñeel bâtiment yi rawatina bâtiment yi nga xamante ne ñuy faral di daanu ci kaw askan wi di yóbbaale ay bakken moo tax nag ñu daal di dem seeti ñi nga xamante ne seen liggéey moo di jaay yooyu le jumtukaay ñi doon di woowee ay quincaillerie yooyu nag liggéeykat yi ñoom nag ña ngay raggu ba set ci li ni mel ndax la ñu xamle moo di nag jumtukaay ya ñuy jaay ñi nga xamante ne ñoo di askan wi ñooy def seen tànneef ngir daal di mën a tabax seen ay kër reportage bu Mouhamed Ndiaye. ci réewum Sénégal ñu bari tabax seen kërug bopp mooy li leen yitteel. waaye ñu bari ci ñoom bëgg-bëgg googu mooy tax ba duñu mën a saytu jumtukaay yi ñuy tabaxee wala ñuy bëgg di jëndee lu yomb. waaw loolu moom lu am la des fois client day ñëw nga expliqué ko qualité bi haut de gamme bi bas de gamme la mais des fois day mujjee jël bas de gamme may bu gën a moins cher bi des fois ci moyen la des fois tamit am na client yi ñoom dañuy nay pour carré leen xaay mais da ngay fekk temps du sori sax nga gis ñuy commencé am ay problème seen mur wala leen ñu fekk ko mu toog ak ñi muy liggéeyandool ci benn ci cité Grand Yoff yi di cité millionnaire jaaykatu quincaillerie bi moo ngi koy dëggal. su ma sañoon moom képp kuy peinture moom peinture bu yàgg mais nag xaw ma ne lu nekk ci poche doomu aadama tamit nag mais képp ku bëgg peinture bu jaar yoon moom ba sa peinture ba sa kër yëg ko moom waa tabax da nga jéem a xool bu nekkee sa poche moom sa poche mun na ko da nga jéem a xool li nga xam moo gën ci yow haut de gamme nga liggéey. mais bu dee fer tamit nga xool lu gën ci fer nga liggéey ko naa mais di nga toog lu yàgg te doo sonn. lu ñeel ba tey moom la mbir jaaykatu quincaillerie bii di artu ñiy tabax peinture fer ciment ak yeneen yoo xamante ni bâtiment bu baax mënu koo ñàkk waaye ñenn ñi prix bu yomb la ñuy wër ñu fekk ko fi muy jaayee baneenum ndaw bu yore quincaillerie di xamle ni du borom tabax yi rek waaye ñi leen di tabaxal itam am nañ ci wàll. commercial la koy def. maanaam day tabax kër bi ne su ma tabaxee kër bi daal dama koy tabax après lu ma ci def baax na quoi dama koy loué rek mais yow ña ngi koy loué rek nekkuñ ay nit yoo xam ne yow comme yow mais boo jàppee ni ña ngi koy loué comme yow la da nga koy tabax comme ni nga tabaxee kër gi nga dëkk. entrepreneur yi li ñu gën a def maanaam dëkk bi dafa dem toll foo xam ne nii ñu bëree bëri dañu toog liggéey amul fi dañu bañ a ñàkk a liggéey léegi da ngay gis kër bi nga war a xam ne mu leer na kër bi par exemple 100 millions moo koy liggéey. waa ji ne la 50 millions laa lay jox léegi nga dem ba yàgg nga obligé na xaaral ma ñëw jël ko yow boo ko jëlee xam nga la war a def boo war a jënd fer 10 doo jënd fer 10 fer 5 ngay jënd boo war a jënd ciment 10 tonnes 5 tonnes ngay jënd. bëgg a am ay jumtukaay yooyu tabaxee kër ci njëg gu yomb ak ñàkk saytu qualité lu ñuy nemmeeku la ci suñu réew loolu nag mën naa dem ba indi jéeye buñ ci jógul. tàggat yaram xibaar yi dañu koy tàmbale ak wàllub football ak li nga xamante ne nag moo di tournoi qualificatif bu CAN U17 ñi seen at motogul fukki at ak juróom-ñaar gaynde yu Sénégal nag ñoom ñoo daan waa Gambie nag tey nag fële ca Thiès ñeenti bal ci ñaar la ñu leen daan ñoom nag boobu la jongante bokk nag ci li nga xamante ne nag mooy réew yi bokk ci zone A bu Union des fédérations ouest africaines de football ñu gën koo xam ci UFOA jongante bi ñu fàttali ne ñu ngi ko amalee ca Thiès stade Lat Dior ci mi-temps bi le Sénégal nag mëne woon ci ñetti bal ci benn ñetti but nag yu gaynde yu Sénégal kon nag ñi nga xamante ne seen at motogul fukk ak juróom-ñaar ki ko daal di dugal di Ibou Sané nag ñu fàttali ne moom nag mi ngi bokk fi nga xamante ne moo di ca génération foot gannaaw tournoi qualificatif bu CAN U17 ba tey
tey ci wàllu tàggat yaram football ñu waxtaane nag lu jëm ci Ligue 1 bi Ligue 1 bi nag lu ñu ci àddu nag di match bi nga xamante ne moo di match Jambar Tëngéej FC ñeel nag juróom-benneelu bëccëg bu Ligue 1 ñoom nag nar a jongante boobule match gannaaw nag ba ñu ñàkkee seen ay jongante diggante AS Douane ak waa Jaraaf ca stade Fodé Wade bu Saly Portudal kon Jambar ñoom nag am nañu ab porox ndoolu ngir daal di dëggal seen bopp ci bopp raw gàddu gi wala bokk ci place bi nga xamante ne moom la ñu am ci boobule jongante Jambar ak Tëngéej FC ñoom nag mën nañoo am ci bile match ngir rek moytandiku ñi nga xamante ne ñoo di waa Jaraaf ngir ñu daal di leen jot ci boobule jongante ndax ñoom ñoo ñe ñu ngi am fukki poñ seenub diggante di xibaar bi nga xamante ne moom moo bawoo ci lu jëm ci wàllub Ligue 1 ñeel football fii ci réewuk Sénégal. mbokk yi mu ngoog ci xibaaru tàggat yaram yooyu sax la ñuy daal di yëkkatee jotaayu marax yi amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.imedia.sn ma bàyyi leen Cheikh Hassana Fall mu wéyandeek yéen ci seen bloc d'information la totale jaa ngeen jëf.